jërë ngeen jëf problème yaa ngay démarré waat nag virus bu yees te yées bi ci coronavirus bi suñum réew di Sénégal jot na ca Vox Populi moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi doomu jàngoro joojee ñuy woowe variante britannique yegg na ci réew mi xeetu corona la bu gën a bon gën a gaaw wàlle ci réewum Angleterre fa la soqee ko ña ngi ko fa gisoon ca weeru décembre feeñoon na ci réewum Gambie doomu jàngoro joojee la ñu gis ci Sénégal ci benn doomu Inde buy dund ci réew mi ci moom la ñu ko gis bi ñu defee ci moom ay échantillon ba saytu ko ci la ñu gisee ne variante britannique bi la libération nañu yëfee yegsi na fanweeri fan ci weeru décembre gi weesu ca la ñu ko gis ca diwaanu Mbuur fa la ñu ko gisee waa kër docteur yi nag nee nañu ko fi indi faj nañu ko ba mu wér La Tribune nañu li wér te wóor daal moo di suñum réew di Sénégal mi ngi ci dansé ak variante britannique gi ñu fiy dégmati di doomu jàngoro buy joxe coronavirus bi muy joxe moo gën a gaaw ci wàlle moo gën a gaaw ci raye moo gën a gaawe ci def ay musiba journal Le Quotidien nañu ñoo ngi soog a am na kaa garaaw ci réew mi Quotidien nañu benn doomu Inde moo ko dugal ci réew mi yéenekaay bi boole ko kit di laaj ndax li xew wares na ci amuk jaaxle lii Quotidien nañu tiit magum jaaxle ci foofee fa la Sénégal toll ndax xoole nañu ba variante britannique bi di corona anglais bi ñëpp yi musul dugg ci réew mi Soleil national dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba bind ne li docteur yi tuddee variante britannique ci corona bi Sénégal am na ci benn cas l'observateur ne ko ëpp na benn ñeenti cas variante britannique moom la ñu détecté ci Sénégal leneen lu l'observateur détecté ci réewum Sénégal nee nañu moo di bakkan yu bari yu fi faatu ne ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett coronavirus bi faat na ci réew mi ñaari téeméeri doomi aadama ak ñeent l'observateur nañu xibaar boobee li koy firndeel moo di reportage yi nga xam ne def nañu ko ci armeel yu nekk ci réew mi yu ca mel ne armeel yi Touba yi armeel yu Yoff yi Saint-Lazare armeel yi Danguy ba ca armeel yi Torpero yi armeel yu ñu ci dem la ñu fa gis moo di bu doon benn nit la ñu fay denc bés bu nekk léegi yëf ya ñaxte na ñaari nit la ñu fay denc bés bu nekk source soo xamal ñu ne fi ñu nekk nii déegi comme fast track ci réew mi ci coronavirus bi fukki nit ak ñett faatu nañu ci mbas mi démb boo leen jëlee boole leen ak li mbas mi jotoon a jël dañuy mat juróom-benn téeméeri bakkan ak fukk ak ñeenti yopp ji jël ñuy jooy loolee ak di seet nañu ko lijjante yëf yi far bëgg a mel ne àdduna bu tukki ci suñ kaw ndaxte la ñu yëgee ne corona anglais bi dugg na ci réew mi lattre bi nañu li am ci réew mi moo di coronavirus baa ngi faat waaye tali bi it mi ngi faat ne ci 48 heures yi ñu génn ñaar fukki doomi aadama ak juróom-benn ñàkk nañu seen bakkan ci réew mi ñii ci mbas mi ña ca des ci accident ndax démb am na accident bu métti bu am ca dàgga jaxate ca boori Kaolack ba fukki nit ñàkk ci seen bakkan anki dina kay nañu fu ngeen fàtte université bi ndax foofet mbas mi jaxase na ko carrément cas coronavirus yaa ngi fay jëlaa ñoo loolook loolu ci noone ci la ñuy waxee ci corruption mu di guerre gi ci àdduna bi la si ne kay nee nañu natt gi ñuy natt réew yi mbuxum gën a saxin suñum réew di Sénégal ma nga ba léegi ca zone rouge ba Sud Quotidien nañu rapport bi ne li ko waral moo di ñàkk volonté politique ngir xeex guerre gi waaye it yorinu bon di malgouvernance ak it ñi nga xam ne dañ leen di jàpp ci guerre te dara du leen ca fekk le témoigné nañu waa Transparency International yi def rapport bi nee nañu réewum Sénégal deful benn jéego ci xeex corruption bi Les Échos nañu taxawaay bu bon bi ñu ne moom la réewum Sénégal amee ci xeex guerre gi Birahim Seck bu Forum Civil ci ndoddal Macky Sall la ko gàcc Birahim nee na lu jiin njaaga Macky Sall mooy njaak Vox Populi nañu yamu ca ndax moom Birahim Seck ak kuréel gi muy coordonné di Forum Civil dem nañu bay sàkku ci Macky Sall mu bàyyi defkati giraawaale yi muy làq dossier yu garaaw yi mu dëgg tànkam mu teggi ko ba yoon mën a def ab liggéeyam liggéey ba ñu doon def ca mairie bu Dalifort ngir tànne kiy wuta ndeem si yàlla Idrissa Diallo ca boppu mairie bu Dalifort la si ne kay nee nañu yëf ya noppi na Mamadou Mbeng ñu gën koo xam ci baay bokk ci parti APR moom la ñu fal maire bu Dalifort Le Quotidien nañu waa APR fuqarte nañu maire bu Dalifort ba jël Mamadou Mbeng teg ca boppu mairie ba journal Les Échos nañu ña ko def jëw nañu ndeem si yàlla Idrissa Diallo. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jaajëf Mouhamadou Ndiaye mbokk yi xibaar yi buur na li si nag gën a fës mooy lu ko neexul ndax dafa tuuti diggante maanaam njaay mi diggante Woodside ak fournisseurs yi nekk fii ci Sénégal tàggat yaram ci ñaareelu pàcc xibaar yi yéene kay yi ab tam ci machine bi asalaamaaleykum. xibaar bu diis la di faatub kii di Mourchid Iyane Thiam moom moo nekkoon ba fii président commission nationale concertation maanaam ñi taxaw di daal waxtaane di jox ay xibaar ci weer wi di Konakook Iyane Thiam nag ni ki big si guddi la wuy ji boromam ku taxawoon la ci wàllu diine li ko sax fi ne mooy ab téereem bu ñuy wax islam justice ak humanisme Mourchid Iyane Thiam nag moom ku ñu xamoon la ci wàllu liggéey ngir diine ay seede dukkee ci imam Oumar Diène moom mooy secrétaire général bu association imam et ouléma du Sénégal. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax suñu mbokk suñu mag suñu xarit nekkoon suñu kilifa ñu àndalu mu 30 ans di doxal ci affaire weer bi Mourchid Iyane Thiam yàlla suñu borom daf ko jël ñu ngi doog a jot xibaar bi léegi laata ñuy julli fajar ñu koy ñaanal yàlla di ko jaal Sénégal yëpp di ko jàll président de la République di ko jàll membre commission lunaire bi di
di am xel mu dal ci moom ndax jullit bu baax la woon wax dëgg yàlla sonn ci jullit yi sonn ci weer bi pour jullit yi rek nekk benn. Alaaji Maodo Sylla moomu boole woon ak moom ñu formé commission lunaire bi nekk ci boobu ba tey mot 20 at ak juróom-ñeent ñu ngi ciy doxal donc yàlla suñu borom jël na ko ñu ma koy ñaanal yàlla teeroo ko aljana di ko jaal njabootam yëpp di ko jaal Sénégal yëpp ci tiis bi nga xam ne tey dafa wàcc suñu kaw mu doon nit ku baax ku rafet wax ku jub wax di fexe di def lu nekk pour julliti nekk benn pour julliti ànd kon nag tey Sénégal ñàkk nañu tamit doom ju baax kilifa gu baax jullit bu baax yàlla noppal na ko tey yàlla dekki aljana ci yërmande suñu borom incha allah. ci nag samay kàddu groupe Futurs Médias yëpp nag la ko tàmbalee kii di président Youssou Ndour DG ba Birane Ndour fii ci RFM Assane Gueye ak Babacar Fall ñu koy jàllee njabootam. RFM rajo askan wi. kuréelu imam yu Kaffrine am njàqare ndax mbas mi ni muy jaba jonge ci mim réew rawatina sax ci yenn gox yi ñuy nag yëglu ndax ñoom daal dañoo gis ne ñu ngi ci diggante dëkkub Kaolack ndax foofu tamit gis nañu fi am fa doy waar waaye tamit Touba waral daal ñuy oo ñëpp gën a bàyyi xel ci mbir mi secrétaire général bu kuréel boobu ëmb imam yi yu Kaffrine imam Moustapha Niang ak Oumar Ndiaye. jur na njàqare lool ndax man mi daan naa am par 15 jours ma dem Kaolack wala un mois ma dem Kaolack mais fu ñu nii am na lu ma 2 mois 3 mois ma dem dégg njàqare parce que Kaolack mooy Kaffrine waxtu bu ñuy xëyee oto yaa ngi dem di yóbbu dem ak a ñëw léegi bu xëyee fii ay 6 heures même pas midi mu del siaat yóbbu dem ak a ñëw ni mu fa tasaaroo jaaxal na ñëpp ñu ngi wax Dakar ak Thiès mais Touba ak Kaolack ñu jaaxal nañu. am daal maa ngi digal mu nekk chefs religieux yi mu nekk rawatina politiciens yi nag politiciens parce que ñoom ñu ngi indi ay problème ndax parce que ñu ngi daje lool. nañ moytandiku ndax bu fekkee ñu ngi jàngale ñun wax dëgg yàlla ñu ngi communiquer nit ñi ci jàkka yi ak jumaa yi ak ci rajo communautaire chef religieux am na tam ñoo xam ne ba léegi ñoom ñu ngi dëgër bopp di daje boobu du jur benn njëriñ ndax intérêt kenn ki bu mu lor ne nañu xool intérêt général moo gën xool intérêt personnel te li ëpp nag politiciens yi ak ñi ci diine yi fu ne jamono bi ñu toll njëriñal kenn ki la ñu xoolu njëriñal. Université bu Ndakaaru nag noonu coronavirus ma nga fay doxantu ndax am na fukki nit ñi ko fa am lii di jàngoro bi la ko tàmbalee maanaam fan yi weesu waral nag ba foofee bibliothèque université ba nag di fa étudiants yi di faral di daje ngir dal di fa xool yenn téere yi di fa xool yeneen waral daal ba ñu amal fa protocole sanitaire ngir moytu yëf yi dal di fa law waaye daal dafa mel ni yenn cay étudiant loolu dafay leen xaw a njatt Aminata Dieng. ngir dugg biir bibliothèque université bi vigile ci buntu bi dinañ la teg thermoflash ngir jël sa température soo duggee ci biir ci kaw ay chaise teg nañ ci ay ngandim carton yoo xamante ni étudiants yi suñu ñëwee foofu la ñuy bàyyi téere yiñ leen abaloon loolu yépp ngir bañ jàngoroy coronavirus jaar ci téere yi ba wàll étudiant yi leen Benjamin Diouf di kenn ci kilifa yi liggéeyee ci bibliothèque universitaire. booy dugg bibliothèque universitaire dañuy jël sa température obligé la nga sol masque soit nga raxasu ak ndox ak saabu ou bien nga jël gel hydroalcoolique ndax comme dañu naan ne nañu moytu mbooloo bi léegi 30 personnes ñooy dugg bu ñu duggee ba pare consulter rapidement à ba delluwaat. xaaju waxtu loolu la étudiants yi am ngir mën a wër wala àbb téere yi ñu soxla looloo waral biir bibliothèque bi doo ci gis ay étudiants yu bari yenn ñu ciy gis ñi ngi jàkkaarloog ordinateur yi ngir wër li ñu soxla Ibrahima Masali kenn la ci ñoom moom mi ngi def master 2 fële ci faculté de droit waaye nee na situation bi metti na trop pour ñoom ñi nga xam ne dañoo war a bind seeni mémoire. c'est difficile. metti na trop ci ñun ñi nga xam ne dañuy waajal suñu mémoire yi waaye nag mbir mi moom mënuñu ci dara situation bi moo demee noonu dañuy obligé di ñëw saa su nekk ngir bañ a fàtte li ñuy def. ki nga xamante ni moo jiite amicalu faculté des lettres mi ngi wax étudiants yi kaas situation bi le ñu saafonteeg mesure yi leen fi tegal. ndax loolu mooy seeni jàmm. mais foofu rek li ñu ciy invité étudiants yi mooy ñu bàyyi xel bu baax que ne sécurité nationale moom moo ëpp solo lépp loo mën di gis looloo tax nag ñun dañuy comprendre ñi am frustration tey bibliothèque yi bu ñu koy tijji pour nit ñi jàng la kon bu ñu demee ba tëj ko c'est pour le bien-être des communautés. ngir yombalal nit ñi ñu jot ci téere yi bibliothèque université bu Dakar bi ñoom def nañ téere yi lu mel ci biir xarale yu bees yi.
ca Louga poste de santé bi nag jot na enregistré lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay cas maanaam ñu amee mbas mi foofee nag fukki bakkan ak ñett ñoom ñoo fa daal di xool ci mbas mi la ko tàmbale ñaareelu vague bi te sax daal ñuy gis ne ñoom ñooy ñàkk seen i bakkan lu mu néew dañu am juróom-ñett fukki at ak ñaar waral nag ba kilifa yi foofee daal di ñaax askan wi rawatina ñii di xale yi ñu gën a bàyyi seen xel seen i wayjur couvre-feu bi nag dafa saal mel ni am nañ ñu ko respecté ndaxte géejawaay ñenn ci ay commerçant daal dañu fexe daal ni ñuy randalee di jaay seen i marchandise bu guddee daal am nañu ay pexe di li reportage Oumar Mbow foofu ca géejawaay. ñenn ci ñi amee place d'affaires dañoo jël dogal ne dee duñu respecté couvre-feu bi nga xamante ni gouvernement bi taxawal na ko ci bile fast food ki ko moom ngir bañ a policiers yi xamee ne day ubbi day daal di wàccee giri bi waaye day am lu muy def lu demee ni taal ay lampe di ko signaler ngir clients yi xam ne ubbi na ci la ñu ñëw fëgg bunt bi noone la ñu bàyyee ñu dugg 1h30 du matin moo jot commande yaa ngi wéy di am ba léegi. da nga may client quoi. waaw. nekk ci biir. mu wéy di jël ay client comme si dara xewul. yàpp rek moom. isaab bi ak poulet bi moom. shawarma amul. non isaab parce que dafa waxtu bi. mais yàpp heure bi moom ngeen day metti de. heure bi nii. dafa guddi quoi. mais xanaa ba nga tëdd ak yooyu. mais yàpp boo ko lekkee rek boo doxantu bi garaaw. ah ñu ngi si kaw immeuble doxantu rek. waaw heure bi guddi na lekk yàpp heure bi moom. suñu génn ak bi mu wàccee giri bi benn la. merci. ci beneen mbedd bi ab boutique moo daal di ubbi waaye ku fay jaay comme que xàmmee wuñu ci koñ bi tey daal di moytu. non day réticent au fait day foog ne voilà quoi. lu mu bëggoon mu ne. bëggoon jënd rek mais boo garaaw. li ñuy def nag baaxul dara ndaxte loi bi dafa wax ne bépp jaaykat bu respecté wul couvre-feu bi ay daan yu métti dina dal sa kaw. RFM Guédiawaye Omar Mbow. juróom-ñetti waxtu teg na fukki simili fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Mansour Faye dàkkul daal nangu ñi nga xam ne dañu def yenn des transporteurs accidents yi dafa sax woon ne bu dàkkul nangu seen licence d'exploitation ñoom it ay transporteurs daal yoo xam ne dañu respecté code de la route. ministre des transports nag dafa mettitlu accident bi nga xam ne am na ni ki biig ca dagga jaxate bay jox nit bakkan xool si am ci ñu bëri yoo amay gaañu gaañu metti Mansour Faye nag ne woon ca bërëb nag ne li ñuy wax tolérance zéro moom mën naa ñëwaat ñu déglu ko ci micro bi Ibrahima Diamé. gis nañu car bi nga xam ne mooy car transport bi leen yeboon car bi kat dafa surchargé moom capacité am mu waroon jël 19 places fukki place ak juróom-ñeent ndekete yoo yab na lu mat fanweer place ak ñaar ba accident bi amee am na juróom-ñeent ñu ñàkk seen bakkan am na lu toll na ñaar fukk ak ñeent yoo xam ni dañ ci am ay blessé mu nekk lu metti lii nag dafa wane maanaam taxawaay bi nga xam ni chauffeur si nga xam ni ñoom ñoo yore le transport di yóbbu passagers yi tey bu ñu war a tey te tey ñu ko loolu nag dafa war a tax ñu war a jël ay mesures yoo xam ni mesures yu sévères la xam nga président waxoon na ci wàllum tolérance zéro loolu dañ ci dellu sot bu neex yàlla te dinaa ci waxtaan ak samay naataango ministre de l'intérieur ak ministre des forces armées parce que il faut que quand même ñu mën a respecter loo xam ni yoon moo ñu ko teg charte yi moo ñu ko teg te loolu dañ ci taxaw maintenant revenir sur la notion de tolérance zéro il faut que maintenant ñu mën a sanctionner bu fekkee nit ñi nanguñu tegu fu leen yoon teg mais ñu sanctionner leen bu ñu leen sanctionner xëy na bu boobaa daañuy taxaw foo xam ni fu leen yoon teg li nag di ñàkkub fay ay bourse familiale ni mu yeexte waral nag ba ñi ko yel lool di yuxu wàllu bu nag sukkandiku ci xabaar yu ñu am li ko waral mooy ñii di waa poste ndax jot nañu xaalis bi la ko tàmbalee weeru décembre waaye ba tey daal yi fi dafa am jafe-jafe enquête bi nga xam ne amal nañ ko ci ngir ñu gën ci am lu leer Makumba Bey tarde gi ñuy gis ci fayuk bourse familiale yi waa poste ñoo ko waral ndax suñuy source xamal nañ ñu ni 7,9 milliards wiireel nañ leen ko 8 décembre wala passé délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale mi koy joxe moo ko defoon li ñu déggoo nag mooy poste bu jotee xaalis bi day ñaan ñaari ayu bis yoo xamante ne ni ci lay waaj soog a noppi tàmbalee séddale te bi yoon léegi mu mat juróom-ñetti semaine xaalis amul jooju nga xam ni moom la waa poste di wax borom bourse yi nag li muy am bëri na lool te nekkul Bambey rek lay xewee ndax Kaffrine tamit lu fay am la
la waa poste nag xaalis boobu ñu waroon a fay boo ko jëlee daanaka lu mat juróom-ñaar fukk ca fay nañ ko ba noppi maanaam jox nañ ko seeni borom ci bourse yi te xaalis boobu ñetteelu bourse la ci atum 2020 ñeenteel bi nag moom waa délégation bii yoon ñoom ñoo ko joxeegul ba léegi moo tax kenn jotagut yéex a fay gi nag kenn xamul lu muy nuru ndax xaalis bi yàgg na lool ci seeni compte te ba léegi seeni borom mënuñ cee jot te ñoom waa poste bourse buñ fay rek dinañ leen jox 850 maanaam téeméer ak juróom-ñaar fukk ñiy baagante dem di fayu ji te duñu jot seen xaalis léeg-léeg dinañ dem ba daanaka bala ñoo jot bourse ba fekk lépp passé nañ ko li ko tax a gën a tey xel nag di jamono boo xamante ne nii poste syndicaliste yi ak liggéeykat yi ña ngay wéy rek di yuuxu xaalis amul Makumba Bey jéem na ñëw woo ki jiite poste waaye téléphone am dafay dal di sonné dañu rek bëggoon mu indi ci ay kàddu ngir leexal ko suñu antenne ubbeeku na saa yu ko bëggee def société bu pétrole Woodside nag mi war a exploiter pétrole bu Sangomar jot na joxe 7 milliards ci suñuy koppar buñ sukkandikoo dal ci rapport bu mujj bi ITIE moom mi taxaw nag ngir yëf yi daal di leer ci industrie taxaw di liggéey ci yëf yi. ñoom nag am nañu leen neexul ndax dañu dal gis ne njënd bi diggante Woodside ak société yi fi nekk ci Sénégal dafa xaw a néew lool ñu delu kii di docteur Moustapha Fall moom mooy chargé des affaires juridiques foofu ca ITIE ci micro bi Aminata Goudiaby bu ñu jëlee entreprise bi nga xam ne moo nekk fii tey jii nii mu ñu tuddee ko Woodside mu war a démarrer production ci wàllu projet Sangomar gis nañu entreprise boobu li mu fay ci wàllu impôt dañ ko xayma nekk na ci 7 milliards léegi wàllu contenu local lu gis nañ ne bu fekkee entreprise Woodside ci li mu soxla gis nañ ne daanaka 2 milliards rek mooy dem ci maanaam li fi nekk ci li ñu tuddee ay locaux léegi beneen bi ci topp nag gis nañ ne entreprise bi dafay def lu ñu naan dépense sociale bu ñu naan dépense sociale nag mooy nan la ñuy atténuer les impacts fexe ba communauté yi ñu am fu ñu leen di jagleel moo xam soutien bu ñu soxla moo xam tamit ay infrastructures yi nga xam ne ñoom mën nañ ci dugal seen loxo loolu bi ñu ko gisee rapport wa ITIE wane na ñoom joxe nañ 231 millions waaye beneen bi ci gën a am solo tamit ñu war ko fësal mooy gis nañu entreprise boobu bokk na ci entreprise yi néew di génne li ñu naan étude d'impact environnemental moom génne na ko loolooy tax ñu xam bu démarré askan bi nan la leen di impacté ak tamit bu leen impacté yan jumtukaay lañ taxaw pour mën a atténuer loolu wala jëm ko compenser daal. Nafissatou Silla bu RFM nag message la ma envoyé léegi ne ñii di étudiants yi daal ña nga fa di grève xam naa daal fi ci Ndakaaru du yàgg ñu ànd ak ca génn ngir amaat ci lu leer réaction secrétaire général bi ñu dénk droits humains ak promotion bonne gouvernance nag mu ngay topp rapport Transparency International gannaaw classement bi mu amal mim réew Mamadou Saliou Sow nag dafa jàpp ne boobalee rapport waxul jéego yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci wàllu gouvernance dafa nag gis na daal ñu ngi def lu ne ngir xeex lii di guerre wi ak yéen yoo xam tamit ñu ngi koy def ci seen liggéey ñu delu kii di Mamadou Saliou Sow ak Pape Diba. rapport forum civil bi li ma ci gis man mooy wax dëgg yàlla c'est vrai que Sénégal demul wante dikkul. demoo dikkoo moom baaxul. demul wante dikkul waaye nag mun nañu ne parce que aussi il faut ñu wax ko rapport bi wone na Sénégal demul dikkul waaye rapport bi wone na tamit Sénégal conservé na place am niveau africain ak niveau international. ci zone rouge la nekk ba léegi. gis naa ko waaw defal ndànk dinaa la expliquer. gis naa ne suñu pays bi moo nekk premier ci zone UEMOA moo nekk deuxième ci zone CEDEAO. xam nga rapport parfois da ngay bind li nga sentir. perception la rek. une perception peut être fausse. dëkk boo xam ne bon tout le monde est expert ku nekk day wax bon nous sommes aussi une démocratie. Nous sommes dans un pays boo xam ne am na liberté d'expression donc ku nekk day wax lu ko neex. mais ñun fii en tout cas ñu ngi liggéey au jour le jour. les juristes ñu ngi ci mbirum parquet financier bi bu ñu paree rek dans les meilleurs délais dañ koy soumettre président de la République voilà pour ñu instituer ko amul benn problème. nous sommes dans les temps waxuñu woon au courant mois de janvier dañu instituer parquet bi des présidents dafa ne day def parquet financier mais parquet financier day am ay liggéey en amont yu ñu war a def. RFM Sport. dalal Georges Dethié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. da ngaa sawar sax jàng daal selli. waaw tey moom dañu tàggal yaram bisimilah. aywa dañ koy door rek mission chinoise bi demoon nemeeku ji stade Albouri Ndiaye bu Louga ngir xool naka la stade bi mel jamono ji lan mooy melokaanam
gannaaw contrôle yooyu experts yi nag daañu déposer ab rapport ngir defaraat boobee stade mission bi leeral ni réfection boobu du stade du Louga Côte stade du réew mi la ñu déglu ki jiite mission boobee di Lizy ci micro Abraham Paul Pouy. On a révisé, on trouve que le stade Louga c'est bon état. ñëw nañu xool nañu stade bi waaye stade Louga nag ci état bu baax la nekk soo xoolee yenn stade yi nga xam ne jot nañ ko wër fii ci Sénégal ñëw nañu xool nañu pelouse bi mooy fi ñu footballee xool nañu piste bi xool nañu tableau magnétique bi xool nañu sonorisation beeg yëpp suñu paree liggéey technique boobu nag ci la ñuy def benn rapport ñu jox ko suñu homologue sénégalais bi pour ñu xool lan la ñuy defaraat ci stade bi ñu daal di ko mën a livrer nag askan wi mën cee profité jamono ji nag suñu liggéey tourné la rek ci stade yi xool vérifier noter def rapport jox ko autorité yi ci foofu nag la ñuy xool yan matériel la ñu war a mën a changer ci stade bi yëpp ñu daal di signer ab contrat ak autorité yi nekk fii ci biir Sénégal rapport bi moo ñuy wax lan mooy situation actuelle u stade de Sénégal yi te contrat bi tamit liste bi su génnee ci la ñuy xam nan la ñu war a liggéeyee mais loolu nag dañ ciy waxtaan ak ñi nga xam ne mooy suñu homologue yi nekk fii ci Sénégal. On va vérifier sur la situation actuelle et puis on va remplacer ce qu'on doit entretenir avec notre collaborateur sénégalais ensemble. stade municipal bu Richard Toll moom dana soppi melokaanam lu yàggatul tribune bi dañ ko defaraat koppar gi mu ngi toll ci $200 fukki millions liggéey bi dana door fukki weer ak ñaar tribune bi nag capacité bi 1100 places la. architecte bi nga xamante ne mooy yor projet boobu ne dana bàyyee xel lépp lu jëm ci évacuation ndox mi Malay Aw lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Mamadou Diagne. dafa am turbine bu ñu fi fekkoon mu màggat loolu dem ba amatul sécurité moo tax ñu daaneel ko turbine boobu nag bu ndaw la woon léegi turbine bii ñu def maanaam xëy na mat na boobu 4 wala juróomi yoon ëpp na ko sax quoi wala 6 fois turbine bi aussi particularité mooy place yëpp dafa am toiture bon turbine bi aussi ñetti niveau la ci suuf rez-de-chaussée bi la ñu def ay vestiaires am na 2 vestiaires pour joueurs yi benn vestiaire pour arbitre benn vestiaire pour commissaire de match yi bon am na aussi benn salle bu ñuy wax salle bu mag pour nit ñi def xale yi di fa tàngat seen yaram mën ci def ay judo karaté taekwondo etc. bon am na aussi benn bureau pour directeur stade bi benn local pour gardien bi am na ay bureau pour les ligues benn salle de conférence pour presse bi ak benn salle pour que bon bu nit gaañoo avant ñu la yóbbu hôpital au moins ñu mën la defal les premiers soins bu loolu weesee ci kaw ci digg bi parce que li ñuy wax mezzanine mooy entre tribune bi ak vestiaire yi dafa am benn niveau bu nekk ci digg bi foofu dañ ci jël une partie rek aménagé ko def fa 2 chambre 2 yu mag ak benn bu ndaw bon def fa ay toilettes ak genre une salle bu mën a servir de réfectoire ak benn lu ñuy wax cuisine bu ndaw bu ñu mën a tàngalee ñam yeeg wàllu évacuation eaux pluviales yi xam nga comme attaqué gu ñu terrain bi bu ñu defar terrain bi la ñuy régler problème évacuation mais ñun pour l'instant dañuy fexe rek ba nga xamante ni turbine bi ñuy def yëkkati ba nga xamante ni buy taw ndox mi du dugg ci biir ndox mu wadd foofu rek day dem ci yeneen côté yi quoi. football ba léegi ak fédération sénégalaise de football bi fas yéene dugal ci gafam lu toll ci 100 millions ci ñaari saison yi loolee ndax ab partenariat wi nga xamante ne xaatim na ko ak Coris Bank moom nag daañu jot $50 millions nga atu ne loolee dana mën a dimbali fédération bi ci ay fan yu bëri jëm ci wàllu gestion Maître Augustin Senghor ak service communication bu fédération. Il ne s'agira pas seulement de montant que Coris va nous verser. nekkul ne koppar bi banque bi daf ñu koy jox noonu rek am na itam leneen loo xam ne lu ci am solo la mooy dinañu may ñu gën a accompagner suñu ay footballeur gën leen motiver ci prime yeeg yi ni mel te dinañ ñu gën a may itam ñoom waa banque bi ngir ñu gën a mën a téye suñuy koppar fexe ba mën koo yaxanal wala ñu gën koo yëwanal fexe bi itam ba gën koo yokk banque bi dina fi nekk xëy na ngir dencal ñu suñu xaalis waaye itam mën nañu may ñun ñu gën a yokk suñu xaalis ci liggéey bi nga xam ne dañ koy defaale ak koppar boobu te itam dafa am loo xam ne mësuñu ko cee am mooy maanaam condition bi nga xam ne ci lañ ñu joxee boobule xaalis condition yu woyof la ci ñun muy loo xam ne mësuñu ko am te itam banque bi dinañu taxawu daal dinañu jox ay conseils yoo xam ne dina baax ci yorin wi nga xam ne moom la ñu war a yor boobule koppar loolu mooy li nga xam ne contrat bi dinañu ko may ñun nag lu ñuy indi mooy dañuy gën a am relation bu direct ak partenaire financier bi dinañu may itam ñu mën a nekk di anticiper yenn financement yi nga xam ne moom la ñu war a def maanaam fexe ba opération yi nga xam ne war nañ ko def ak compétition yi nga xam ne mën nañ ko waajal ñu daal di ci anticiper ci mbiru koppar. Nos opérations, nos compétitions.
beach soccer Sénégal di waajal benn xew-xew benn compétition Ngalla Sylla convoqué ñaar fukki joueurs ci ab stage de préparation mu ne choix am daal da ko porté ci ay joueurs yi nga xamante ne nemmeeku nañ leen ci première journée bu championnat joueurs yooyu ñëw gën renforcer nag ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon ñu déglu Ngalla Sylla ak Abdou Diouf Junior. Effectivement Sénégal dina dugg regroupement équipe nationale bi nga xamante ne ñooy football si place bi ñu koy wax footballu géej wala footballu suuf donc ñoom dinañ dugg regroupement à partir de 1er février incha allah donc joueurs yi nag ñu ngi leen convoqué sur la base bi nga xamante ne dañ jee tey benn journée championnat parce que championnat bi commencé na bi ñu joué championnat bi nag si lañ jël ay joueurs vraiment amoon na ay anciens yoo xamante ne ñu ngi si woon anciens yooyu nag lan boole tey ay nouveaux yoo xam ne gisan leen si première journée bi ak ñoo xamante ne daaw du nañ ci championnat bi si ñooñu leen jël ak ñi nga xamante ne c'était les rescapés bi ñu doon dem coupe du monde yooyu lan boole daal pour defar un groupe de 20 pour mën a natta xale yi regroupement bi nag objectif bi mooy dañuy waajal coupe d'Afrique bi nga xamante ne dina am fii si Sénégal à partir du 23 mai incha allah di ñaan yàlla rek ñu tàmbali ko si bismillahi rahmaani rahim te jeexal ko si alhamdulillahi rabbil alamin te niñ si séentu muy ndam yàlla defal ñu ko te yàlla mën na ko yomb ne yàlla na ko yàlla def incha allah. équipe nationale bu beach soccer di door ab stage de préparation régime internat 1er jëm ba 4 février sunu gaynde yu beach soccer nag di préparer tournoi final bu ñeenteelu édition bu CAN bu beach soccer bi fas yéene am ñaar fukki fan ak ñett jëm ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ci Sénégal lay amee. tàggat yaram ca biti réew Ligue 1 française 22e journée bi Lyon Bordeaux bu 20h jotee lay doon. Espagne nag fanweeri journée beeg benn Valladolid ak USK Allemagne 19e journée bi Stuttgart Mayence 19h30 Italie 20e journée bi Torino ak Fiorentina ca Italie ba léegi sax Coupe d'Italie bi démb 4-2 la waa Naples door ñi nga xamante ne ñoo di Spezia Kalidou Koulibaly moo dugal but bu njëkk bi ci 6e minute bi Naples nag dem fekki waa Inter Atalanta ak Juventus Turin ci demi-finale yi ci Angleterre démb Liverpool dafa door Tottenham ñetti bal ci benn Sadio Mané doomu Sénégal fës ci match boobee ndax daanaka tànkam daal génnul ci ñetti but yëpp. benn bi moo ko dugal benn bi moo ko joxe beneen bi itam moo door Hugo Lloris repoussé ko Alexander Arnold ñëw dugal. mu jeex tàkk kon démb la woon Sadio Mané ràññee ko woon lool ci boobule match. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp.